maa ngi nuyu mbooloo mi fi teew yépp di nuyu ki nga xam ne tey yàlla dafa dogal mu nekk le maire de la commune de Dara mu monsieur Momar Ndiaye di nuyu képp koo xam ne nag yaa ngi bokk ci commune Dara nga Momar Ndiaye moomu jiite la nuyoo boobu danaa ci teg ki nga xam ne mooy adjoint muy Ousseynou Ndiaye parce que nag yàlla dafa dogal ñu di ko organiser fii ci biir commune bi bu loolu weesoo damay nuyu ñi nga xam ne tey yàlla dafa dogal ma bokk ak ñoom le département de Linguère comme ni ko Cheikh Kane waxee léegi ñuy organiser bébé de l'année ren di suñu 4e édition ñuy sant yàlla bu baax nag di julli ci yonent bi ndax yàlla dafa def bu fekkee dafa am benn affaire booy def nga commencé ko yàlla def ci ay xéewal nga di ko def tey ba ci sa 4e année yàlla di ci def ay résultats doo def lu dul sant yàlla bu baax a baax kon maa ngi sant yàlla bu baax di nuyu ñi nga xam ne nag tey dañu suñu ay invité muy la commune de Sagata di beral nuyoo madame le maire Koumba Diaw di ko sant di ko remercier bu baax a baax di nuyu ki nga xam ne tey mooy monsieur le maire dal da Thiamène Pass Moussa Ndiaye mu yónnee fi délégation Koumba Diaw tam yónnee fi délégation boobu maa ngi leen di nuyu di teg loxo bi nuyoo Koumba Diaw bi ci seen loxo yàlla dogal tim ren ñu boole woon ci la commune de Déali boole ci Touba Boustane loolu lépp nag li ko waral mooy que ne bi ñuy commencé le bébé de l'année dama ne woon damay ñaan yàlla ñu fexe ba mu law ci biir département bi moo waral tey ñu tànn commune yooyu boole leen ci ñuy ñaan yàlla yàlla bàyyi ñu fi bu déwénee ci jàmm ak salaam ñu gën ko gën a yaatal ci barke Seydina Mohamed te ñun ñi fi toog ñëpp yàlla defal ñu booba bu fi kenn manqué ci barke Seydina Mohamed may nuyu ki nga xam ne tey mooy jéey comme ni ko Cheikh Kane waxee léegi di responsable politique yónni fii sama bàjjan Khady Fall mu ànd ak Andimo Fall ak Modi Ndiaye kon maa ngi lay fab nuyoo jéey boobu di ko teg ci seen loxo bàjjan maa ngi lay nuyu bu baax a baax ndax xam naa ne yow bu lay jéey yónniwuloon tim da nga ñëw fekk sa doom parce que xam naa sa taxawaay ci man di nuyu tey waa hôpital ñooñu bu ngeen gisee tey ma mujjee leen ci nuyoo bi sax mujjeewuma leen tey ñoom ñi nga xam ne tey bés bii li ko taaral ñoom ci leen bokk kon de passage ki nga xam ne mooy le docteur Modou Thioro Mbaye yàlla def tey ñu affecté ko te tey mën naa ne tey bébé de l'année bii fu ma àgg tey moom la ndax keroog ba ma koy commencé yàlla dafa def ma toog rek sama xel nekk ci ma toog ñoo xam ne damaa waxtaan ak ñoom ñu bokk xalaat bi biñ ko waxtaanee ak moom tey forme bii moom moo ñu ko jox ndax man damaa xalaatoon rek dem defar valise dem yóbbu ko à l'hôpital à minuit mais tey forme bii mu am tey docteur Mbaye moo ko jox kon Modou Thioro Mbaye moom nga xam ne dafa def tey ñu jëlee ko fii à Dara ah mais mel na nag mi ngi fii ndax ñi nga xam ne tey ñoo ko fi toogal muy Ndiaye Lo mii ànd ak Bas Ñang ànd ak madame Ndiaye ak Fatou Labo kon tey mel na docteur yaa ngi toog kon dama koy nuyu de passage di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal ndax xam naa bébé de l'année bi fi mu ko tegoon yàlla def ñu jël ñu en partenariat amul lenn lu ñuy liggéey te duñ ko bokk ak waa hôpital ñu toog ak ñoom def ko ak ñoom kon Ndiaye Lo yow ñi nga xam ne yaa jiite délégation bi ak ñi nga ànd ak ñëpp maa ngi leen di nuyu nekkuma fi woon nag comme ni ko Cheikh Kane waxee ndax ku ne xam na ne dañu nekkoon ci ay plénière à l'Assemblée nationale ma bàyyi fi une équipe ñu nekk fi di liggéey ak yéen mais xam naa ne liggéey bu sooxewul parce que tey buñ demee ba mën a am lii ñu uuf tey yéen am ngeen ci résultat bu rëy kon am ngeen merci beaucoup mais bu nuyoo bi weesoo yéen ñi toog ñëpp jàkkaarloog man bàyyiwuma kenn parce que ku lim da nga juum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp bàyyiwuma kenn ah ñi ci sama ginnaaw tim mënuma toog di lim par benn mais maa ngi leen di nuyu di leen sant bu baax a baax ndax woote rek nit ñëw jóg ñëw wuy si la vraiment loolu nit mënu ko fay kon maa ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla lii ñu yàgg ànd ko di ko def
di bégal ki nga xam ne tey dañoo ñaan suñu borom indi ko mu ñëw ci jàmm ak salaam yaayam nekk ci jàmm ak salaam ñu teral ko loolu rek mooy suñu objectif bégal ko xam na ku yàlla yónni tey mu ñëw ñu teete la xamuñu kooku ëllëg lan la représenté dañuy ñaan bu ëllëgee yàlla def ko mooy koo xam ne dana jëriñ réew mi bu baax a baax mais nag Bébé Delané bi yàlla dafa dogal ma di ko organiser am ñoo xam ne dañ ciy jàpp bu baax a baax a baax a baax kon ñooñu mënuma leen a ñàkk bañ a sant ñemewu leen a ñàkk bañ a gërëm ci biir loolu dama ciy jiital ki nga xam ne tey mooy le ministre de la femme Ndeye Saly Diop Dieng tey mën naa wax ne sama Bébé Delané bii ndax Bébé Delané bu ñuy wax dañ ne valise la ñu soxla ay yére ay bagage yoo xam ne bébé bu juddu dañ ko koy jox mu dima ci taxaw bu baax a baax nag mook ñi nga xam ne tey ñoo amee seen service social ki ko jiitee di madame Ndeye Lo kon ñooñu mënuma leen a ñàkk bañ a gërëm parce que dañu taxaw lool ci sama Bébé Delané bii bu loolu weesoo ki nga xam ne tey mooy le ministre Aly Ngouille Ndiaye dama koy sant ci sama Bébé Delané bii bu baax a baax ndax Ali yàlla dafa def dama naan ko man ci mbirum social laa gën a xamante ak yow ma gis la tim ci biir département bi ngay def social ma nekk ci Bébé Delané bi nag mu du ci def loo xam ne tey bu ma ko demoon ca Sandaga di jënd valise mën naa cee am fukki valise kon monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye dama koy sant bu baax a baax ci sama Bébé Delané bi ndax gis naa ku ma ci jàppale la gis naa ko ci taxaw la bu loolu weesoo dinaa sant ki nga xam ne tey mooy Mbaaxaan Mbay Mbaaxaan barki démb laa ko woo ci guddi mu jàmp lool mais tey indil na ma loo xam ne tey ci sama biir kër valise la ndax dafa jënd ay bagages yu bari ëmb ko indi ko jox ko ay jigéenam ñu ñëw indil ma ko kon Mbaaxaan dama koy sant di ko gërëm ci geste boobu mu def maa ngi sant itam ki nga xam ne sama doom la sama xarit la muy Idrissa Samb mën naa wax na kenn jiituwa ko ci Bébé Delané bi Bébé Delané bi keroog ba ma ko waxee la ne ma sama yaabooy danaa ci taxaw lu ma ci man danaa ko def te lam ma waxoon def na ko kon maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax a baax di sant tim sama beneen doom boo xam ne dañ koy wax Buxum Sow muy yàlla dogal may organiser Bébé Delané kenn du ko ci jiitu mu di ci digal loxoom bu baax ñooñu dañuy ñoo xam ne dañ may jàppale ci Bébé Delané bi di gërëm ñi nga xam ne tim ñooy waa bàjjenu gox parce que gis naa au niveau du département gis naa au niveau de la commune ki nga xam ne tey mooy seen présidente muy Dabalaax madame Fall gis naa ni mu ci taxawee ak ñu mu ëmb ak ñoom jiira mbeng ñëpp gis naa bu baax a baax ni ñuy jàppee ci Bébé Delané bi waa bàjjenu gox waa hôpital nag yéen duma leen gërëm li tax duma leen gërëm mooy kene dama bokk ak yéen liggéey bii ñu nekk en partenariat ngeen xam ne lii ñun ñoo ko moom lii suñu yëf la ngeen taxaw ci ba vraiment muy am une réussite totale ma gis tim ni ngeen ciy dugalee seen loxo gis ni ngeen may jàppalee ci lépp nag ngeen taxaw di ma jàppale ci Bébé Delané bi pour mu réussir kon yéen waa hôpital man mënuma leen a fay dama leen di ñaanal yàlla bàyyi leen fa ngeen bëgg a àgg ci barke Seydina Mohamed ngeen àgg fa ci jàmm ak salaam yàlla def tim am na ñoo xam ne man nag ñoom ñoo bokk biir commune bi ku ci ne yaa ngi cey dugal sa loxo ku ci ne yaa ngi cey indi sa participation pour bëgg Bébé Delané bi vraiment taaru am na ci kenn koo xam ne tim mënuma koo ñàkk bañ a tudd muy le ministre Ndeye Tické Ndiaye muy doomi Nguy Baba Ndiaye ku ne xam ne Nguy Baba mook Aji Njaate Ndiaye mii monsieur Sall doon denc yaay ñoom Pape Magay Sall ñoo bokk ndey ak baay moom tim mu def geste bu rëy ci Bébé Delané bi kon képp koo xam ne jàpp nga ci Bébé Delané bii dama lay sant dama lay gërëm dama lay remercier ñu xam ne tim ça c'est du social ma bëgg mu leer ci bopp nit ñi que ne lii du politique lii du tendance ma bëgg ñu xam ne lii may def ba ma koy def booba duma ab député ba ma koy def xalaatuma woon ne danaa nekk ab député social moom ma ci dugaloon ma doon ko def te yàlla tax te ba léegi ci laay nekk duma ci jóg ma wan nit ñi tim ne leen ne waa daara lii man ak yéen ñoo ko bokk du sama yëf seen yëf la kon ku ci ñëw
nga ànd ak man ñu liggéey ci te yàlla tax moo waral tey xale yooyu yépp ñoo indi seen participation ñoo dugal ko ci kon xale yooyu dama leen di sant bu baax a baax a baax a baax a baax a baax muy ñoom Pape Djibi Ndiaye ñoom Dieye muy ñoom comme ni ma ko waxee Mbaaxaan docteur Guèye bi nga xam ne fii la dëkk Ngom te nekk ci Sicap Mbao def na ci geste bu rëy moom tim démb la ma woo dama meer na nga jaar sama pharmacie indi lu bari jox ma ko ci matériel pour ñu dugal ko ci bébé de l'année bi kon xale yooyu nga xam ne ñoom ñëpp damaa bokk ak ñoom dëkk bi ma gis ni ñuy taxawee pour vraiment cette organisation am une réussite totale dama leen di tàllal loxo waa daara yëpp bàyyiwuma kenn ma bëgg yéen ñëpp ngeen xam ne lii ñun ñoo ko bokk yëfi ñëpp la du sama yëf man dong biñ koy créé nag dañu taxawal benn association boo xam ne dañ koy wax association Servir le Jolof xale yi nag ñi ci nekk bari nañu parce que bu ma fi nekkee di lim ñi nga xam ne ñoo nekk ci association bi rek danaa juum te bëgguma lim kenn bàyyi kenn ñi nekk ci association bi bokk ci ñoom ñëpp xam nañu seen bopp ci biir association bi te gis naa ni ñu taxawee ci organisation bi gis naa ni ñu taxawee vraiment pour bëgg affaire bi am une réussite totale kon duma def lu dul di sant ñëpp di nuyu nag sama naataango yi nga xam ne dama bokk ak ñoom fii ci biir commune bi muy l'honorable député Mame Bounama Sall di l'honorable député Adé Mbeng ñu xam ne lii suñu yëf la ñun ñëpp ñoo ko bokk gis naa ñoom tim seen taxawaay kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bàyyiwuma kenn ma bëgg ñu xam ne tim ku ma tuddul sama xel mi ngi ci yow mais daal ma bëgg yéen waa daara ngeen xam ne lii suñu yëfa ñun ñoo ko moom kenn moomu ko Ndeye Mangane moomu ko association bi moomu ko lii daal dama bëgg ñu xam ne le 31 décembre dama bëgg ñu di ko def ñun ñëpp ñu di ko bégee di xaar ki nga xam ne incha allah dañoo bëgg mu ñëw ñu bégal ko teral ko te yàlla tax kon bu ma waxee ba pare danaa tudd ki nga xam ne nag mooy sama président mooy le président Youssou Ndour moom tim vraiment ku jàpp ci bés bi la kuy defal sa bopp nag am na loo xam ne mën nañ caa bañ a àgg parce que boppam lay defal parce que tey bu ma taxawee fii gannaaw yàlla tey ñu jox ma titre député moom ci la bokk son excellence le président de la république tekk ci loxo mu tekk ci sama loxo kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bàyyiwuma kenn ma bëgg daal ngeen xam ne mbir mi daal suñu yëfa ñun ñëpp ñoo ko bokk y a un nouveau médecin nag boo xam ne dañ ko fa affecté ñu di ko wax Abdou Ndiaye jot naa ko barki démb moom tim mu rafetlu lool li nga xam ne moom la ñuy liggéey war ñu tim ne bu ma ñëwee danaa bokk ak yéen liggéey bi ngeen xam ne ñun ñëpp ñoo bokk commune bi ñun ñëpp ku ci ne dañ cee war a dugal sa loxo pour liggéey bi jëm kanam ma bëgg daal ngeen xam ne daal mbir mi daal ñun ñëpp ñoo ko bokk Cheikh Kane bàyyiwuma kenn ku lim da nga juum mais daal maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp adjoint au maire ti muy Ousseynou Ndiaye dugal na ci loxoom bu baax a baax a baax a baax moom tim kon daal Ndiaye Lo en grosso modo daal def naa waxtaan bi loolu la woon maa ngi sant ñëpp daal di gërëm ñëpp bàyyiwuma kenn wasalaam di gërëm nag sama staff bi nga xam ne dañoo nekk ci kër ga di ma organiser kenn xiifut kenn marut defar ba mu baax bàyyiwuma kenn parce que bu ma limee rek danaa juum maa ngi gërëm waa daara yëpp nag parce que ñoom ñëpp gis naa bu bébé de l'année bi jotee taxaw bi ñuy taxaw pour bëgg vraiment mu am une réussite kon daara man mënu ma leen a fay gis naa bu ma taxawee bu ma xewle dara yéen ñëpp da ngeen di ñëw assister ci kon yéen ñëpp maa ngi leen di sant ñuy ñaan yàlla ñu fekk ko déwén ci jàmm ak salaam c'est du social ma bëgg daal ngeen xam ne c'est du social wa salaam. mbokki daara Jolof ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk turam ak santam. ñu nuyu di gën a sell ci nuyu lislaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. maa ngi jégalu nag ci kàddu yi ma yëkkati. tiis na ma lool mënuma ko wante ndigal la góor gu baax nag dafa wax ni ndigal soo mënee defal soo mënut defal kon moo tax tey may yëkkati kàddu yi ci turu ñaar ci turu docteur Mamadou Thioro Mbaye d'abord moom mi nga xam ni moom moo nekkoon médecin chef
district sanitaire Daara yàlla def tey nu affecté ko mu dem district sanitaire Gaspard Camara malgré li nga ko affecté bëggoon naa fekk bis bi lool mais tey ci ngoon tey ci 4 heures la war def passation de service loolu moo tax mu dem mais nee na honorable député mi ngi lay sant di la gërëm ñaareel bi muy ci turu docteur Abdou Ndiaye actuellement moom mooy médecin chef district sanitaire Daara moom tamit démb 2 heures du matin li fi jóge bëggoon naa ñëw xat-xat jamono moo tax mu ni waa équipe cadre district bi yëpp Fatou Faye mii jiite ko ku ñu ànd ak Fat Labou ak Lo Ndiaye ak man ñu ñëw fekk fi suñuy collègue ICP Pape Seck bu Thiamène mi ngi nii Alhad Diop Bous Sid Abdou mi ngi nii mu ngi ne seen naa ci gannaaw Mamadou Ahmed Ka bu ngeen ne ak Kewe Dieye poste communal kon waa sant kenn desul noo ngi sant di la gërëm di gërëm autorité yëpp Ndeye Fatou wax nga ko sa commencement nee nga lii bi nga koy commencé boobu nekk nga woon député femme développement nga woon loolu dëgg la mën na koo seede di la ñaanal yal na yàlla yokk say ndomba yal na yàlla fal jàmm yàlla na ko gën a mën di ñaanal aussi sa collègue député yëpp wax nga ko léegi ak Cheikh Kane tudd léegi muy honorable député Anil Mbengue district sanitaire Daara ni koy gërëm vivement tey ci ngoon ñëw na hôpital wax dëgg yàlla mu ni moom nekku fi mi ngi France dafa feebar donc kooku boppam la waroon dal mais déedéet malgré tout ça yónni na délégation tey ci ngoon hôpital joxe 4 valises yu am maanaa ak yére sañse ak ay enveloppe mu dañ ko booleeg loo yi jàppale ko ci bés bi kooku jar naa gërëm di gërëm aussi honorable député Mame Bounama Sall suul rek xam naa xat-xatu bés bi moo tax ñëwul mais bëggoon na ko fekkee di gërëm monsieur le maire ak toutes les autorités territoriales de Daara seet naa fi ay conseillers sama doyen Birane Diop ak Bara Sall ak ñi ci gannaaw ñëpp di gërëm waa CDS bi ñoom itam jàpp nañ ci combat bi baax a baax Cheikh Niang sama mag jiite ko mi ngi ànd ak trésorier général mi ngi ne Sarr di gërëm ñëpp kaddu gi mënoon naa gën a gudd mënoon naa gën a rafet waaye xat-xat jamono ji ak comme li taxoon na toog yàlla sottal na ko moo tax ni dañ koy gàttal ci gàttal li ma wax su jubee jàpp leen ni ñi ma yónni woon ko ñoom la seen xel mat mu jóg su dëngee ko ñoom liñ bëggoon wax ëpp na lii mais mat doomu aadama moo tax xañ na li ma bëggoon wax lépp waxuma ko kon loolu laa bëggoon wax ci turu docteur Abdou Ndiaye encore une fois de plus mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bu dikkee incha allah ku nekk dina ñëw ci yow nuyu la jàkkaarloo yow échange ak yow donc honorable député kaddu yooyu laaj amoon ndax di la ñaanal yow di la ñaanal wax dëgg yàlla jàmbaar nga jàmbaari fàkk tëdd nga li ngay def am na solo lool di sant ñëpp di ñaanal 2020 dàq lool 2019 nu ku nekk loo sóob yàlla na ko sottal ci dara yonent bi teel bi sallallahu alayhi wa sallam merci beaucoup. donc mu doon loo xamante ne dañ koy rafetlu bu baax a baax te aussi événement bi aussi day wane diggante bi nga xamante ni association Servir le Sénégal te honorable gisee jiite ko
ni servir le Jolof relation yi ak district sanitaire relation yu rotax la relation yu am solo la parce que chaque fois day firnde seen xaritoo ak seen jàppalante ba ñuy mën a réussir yu mel nii. donc occasion bi du ma ci mën a sore damay profité rek ci occasion bi pour rendre hommage jigéen ñu fi teew ñëpp doonoon yaay ak jigéenu Sénégal yëpp ndaxte naissance yëpp dañ ko war a fêter. donc di leen profité aussi di leen souhaiter une bonne et heureuse année 2020 donc vraiment loolu laa amoon ci ay kàddu vraiment di ko rafetlu merci beaucoup. xanaa ni kàddu yi am na solo muy lu am solo ñu wax rek ni waa Marème vraiment aussi teew si nañu ci guddi gi ki nga xam ne moo di Abdou Thiam responsable politique bu parti démocratique sénégalais yabal na Idrissa Cissé Diakhoulakh ak Bakar Ndiaye ñu teewal leen fii. mu mel ni kon léegi dafa am benn rappeur boo nga xam ne dañ ko déplacé woon bu ñëw moom it ñu may ko rek bu dee 2 minutes mu participer ko ci guddi gi. arrêtel ma Jolof taxi damay seeti sama gaay bu dee gaar yi dañoo fees bal ma jël fi mbopp ya teg si Jolof naan ataaya pëli bay ma ci seen soow ya seen ma seeni caaya ak séréer ya seen tool ya ñu geeg ñoom seen cere jóge fa dem seen ginaar ya dem naan ca meewu gilem ya barbar den ca seen mël fa ya walaay yendoo ca seen xayma ya guddi jot ma dem ca olof ya dañuy wàcc seen i dal ya jël mbalaat yi ñëw jox ma fa lay fanaan nga bët set na barke fa bés Jolof neex na sañ ci njaaja ak alburi dëkku ndaanaan ak kantoori Jolof njaay suñu dëkk waaye Jolof dafa neex waaye Jolof dafa neex kaddu baloo ji darma ustaat ba welu mbel gor ko mojo ceddo njaayeen ba sagata aka Jolof lingeer yang bu gasata dara Jolof ngeer cabu gel mi yejata ay yëng baloo ji mem gata goro xey dewal Jolof dem bakak sama jobe big mo ak liba tay def sambak daba sey boko wañi doom bi jaga bu yakal ali ngi njaay jallu wo abib si baña fatte papa lim njaay kumba taw gaynde Jolof sukando lekkando dem ziar sëñ Abo xalam jolli samba jabare xol yi feex li muy Jolof honorable député sole Jolof xalam tegi jogal wanal saba jogal sole Jolof xalam tegi jogal wanal saba kelle gimmina ay kay Ibrahima woni baax mum an hono mbiyeɗa ha pende ka eyyi kelle immi kelle le jogue kelle hoto kelle heedi ɗo hedde eyyi pour heede aafe walla eyyi kay heede aafe c'est une Peul sa maman s'appelle Penda Ka et son père s'appelle Ibrahima donc kelle le jogue kelle près de Afé fa la jógee avec l'honorable député Ndeye Fatou Guissé
et c'est une fille qu'on a ici, n'est-ce pas? Donc là, je crois que c'est important. Donc, on a comme Bahmou 8 avec Ibrahim. Bahmou 8 avec Ibrahim, Bagan Kurko. Ibrahim Ka, quel dia? Que o 8 avec Penda Ka, quel dia? Ton diuta, Ndeo Arido, Boyan. Donc ñu ne xale bi papa mu ngi tudd Ibrahima Ka yaay mu ngi tudd Penda Ka donc mu ngi jógee dëkk bi ñu wax Kelle waaw Kelle c'est près d'Afé donc fa la jógee donc mu nekk loo xam ne lu am solo et c'est une fille donc xale bi xale bu jigéen la Ndeye Fatou Guissé nekk jigéen dëkk ci koñ bi en même temps xale bi juddoo ci poste santé municipal bu Daara donc loolu je crois que avec ci teewaay yi nga xam ne mooy tout l'équipe cadre du district sanitaire de Daara yi nga xam ne ñoo coiffé le poste santé de Daara je crois que là c'est important avec l'équipe bi nga xam ne ñoo fi nekk équipe bi fi nekk nag mën na am Ibrahima Gueye moo leen mën a présenter parce qu'il est là ñoom maam Banay Ndour yëpp fi lañ nekk donc Ibrahima nga présente ñu nga xam ne mooy équipe bi bu ko defee ñu wax li nga xam ne moom moo fi am tey et c'est extrêmement important waaw. dinaa sawar pour présenter leen mais di profiter ci occasion bi aussi et di féliciter honorable député Ndeye Fatou Guissé du ne guléet li chaque année daf koy def et ci biir loolu honorable ci turu personnel bi nga xam ne moo nekk fii ci poste municipal ñu ngi lay féliciter ci liggéey bi nga xam ne yaa ngi koy def et di profiter encore ci occasion bi di présenter équipe bi nga xam ne moom moo nekk fii ci poste municipal. Daba Kane moo fi nekk comme sage-femme Mame Beneen Ndour mooy assistante bi Mame Diarra Konaté mi ngi fi comme ASC Koumba Ka mi ngi fi comme ASC man maay dépositaire bi am nañ aussi gardien Mame Gor Sy bi mi ngi fi comme gardien ñii actuellement ñoom ñoo fi nekk. di profiter encore ci occasion bi di féliciter district parce que seen équipe cadre yëpp ñu ngi fi gis nañ fi Fall Labo mi ngi fi Basnia mi ngi fi Fat Faye moom mooy suñu njaatigee Fat Faye ñu ngi lay nuyu gisuñu la woon moom yàlla dafa dogal suma njiglaay la suma lépp la ànd naa moom réussir lu bëri madame Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay ci gàttal daal Bas am nañu mbégte bu mag a mag di féliciter encore honorable député Ndeye Fatou Guissé ci liggéey bii nga xam ne mi ngi koy def yàlla def na suñu kilifa tey war na ko fekkee docteur Mbaye mais gis nga jaam ak pexe yàlla ak dogalam lii la yàlla dogal yàlla na gën ci moom ki nga xam ne moo ñëw aussi yàlla na gën ci ñun daal ñu ngi nii ñun Jolof li ñu bëgg daal mooy ku yaatal daal la ñu bëgg képp ku yaatal boo dikkee ñun ñu jox la suñu loxo ñu ànd ak yow ci biir loolu daal loolu la ñu waxoon comme présentation moom la ñuy def Bas encore une fois di ñaan yàlla def ñu fekk koy at yu bëree bëri jigéen ñi fi nekk rek te amul jëkkër yàlla na am jëkkër loolu la ñaan jigéen ñi yàlla am. di wax ne lii fierté la mu tombeek poste de santé bi nekk ci koñ bi nga xam ne moom député bi fii la dëkk ba pare yàlla def tey bébé de l'année bi aussi juddoo ci hôpital bi en plus hôpital bi ñi ngi ko tuddee waajuram kon loolu fierté la daal di féliciter maire bi yaayu xale bi di féliciter tamit la sage-femme moom mi nga xam ne ci suba ba léegi moom moo fi nekk di dugg ak a génn ak matrone yi ak ASC yi nekk fii yëpp ñoom ñëpp ñu ngi leen di féliciter di ñaanal doom ji daal yal na ko yàlla may jàmm mu doon mag mu am diine ak l'islam. merci donc amu leen benn jafe-jafe ci liggéey bi. waaw ay jafe-jafe moom bëri nañ ko lu mel ne ay matériels yu ñuy liggéeyee ak locaux yu ñuy liggéeyee aussi gis ngeen poste bi nu mu mel soxla nañ fi daal lu bari. waaw lépp loo xam ne mën nañ ko jàppalee poste bi bu ñu ko jàppalee dina baax. voilà. jërëjëf Fadam. li gën neex na lool macha allah alhamdulilah rabbil alamin ba honorable li nga commencé yàlla nga ciy def tawféex kon lépp loo man lépp loo jàpp del gën a foncé rek ci lu baax ndax lu baax amul tànk gannaaw tànk kanam la am kon lii lépp lu fi am rek gannaaw yàlla yow mii lañ koy gërëm yow nga sant man nag daana ànd ak yow chaque année incha allahu rabbi lépp lu fi waaye xotti rek bu soobee yàlla incha allahu rabbi maa koy ñëwal borom ngénte li gratuite loolu naka jekk incha allahu rabbi yàlla mën na ko te danaa ko jéem danaa jàppale honorable bi jàppale ko incha allahu rabbi waaw fu mu teg tànkam rek bu soobee yàlla bu gën a fa teg tànk baax na maa ngi jégul wa salaam. am na kaddu moo fi ak kaddu cant ak ngërëm la rek di commencé ci honorable député
ba nga xam ne moom moo initié lii il y a 4 ans de cela vraiment mu nekk lu rafet initiative bu rafet quoi yàlla def aussi ma bokk ci comité am yàlla def encore aussi tey poste bi man maa fi le secrétaire exécutif maintenant di CEDES donc loolu mbégte bu mag la que premier bébé bi juddoo fii si poste bi loolu dañ koy ñaanal rek ñaanal waajur xale bi ak mucc si jàmm ak xale bi aussi tamit yàlla may ko ay fan yu gudd vraiment ñu yàgg di fêter aussi tamit affaire bi c'est une grande fierté vraiment di féliciter acteurs yi si jàpp yëpp muy waa santé ak les autorités maintenant de la place ak honorable ak comité vraiment duñ def lu ko di ko ñaanal mu yàgg fii di ko yàgg def am nga ay at quoi vraiment c'est une grande fierté di wax ne kontaan nañ trop ci lii di souhaiter encore une bonne et heureuse année maintenant 2020 à tout le monde quoi merci. vraiment maa ngi kontaan parce que daaw amoon nañ bébé de l'année yàlla aussi def ren ñu amaat chance boobu vraiment maman bi aussi maa ngi koy féliciter parce que jàmbaar la dafa ñëw ñu surveiller ko quelque temps mu accoucher sans problème yàlla indi ci xéewal def accouchement normal sans problème vraiment maa ngi kontaan loolu yàlla nañ ko fekkee ay ati at maa ngi souhaiter ñëpp bonne et heureuse année. di wax sànq sëñ bi mi ngi doon laajte problème yi ñu am ci poste bi yàgg na Fat Faye mii ñu ngi koy remercier bu baax parce que def na fi lu nekk. ñi ngi wax sànq ñi ngi naan ñu nag ñoom suñu matrone yi ñoo garder à chaque fois ñoom ñoo fi nekk di fanaan suñu xëyee le matin keneen di leen relever te jusqu'à présent poste bi moo leen di fay mairie bi suñu si mënoon jàppale dina baax trop. aussi poste bi am nañ problème pour suñu gestion déchets yi parce que chaque jour dañuy taal fii saxaar bi di saxaar waa koñ bi des fois sax dañuy kaas te loolu su yàggee aussi baaxul. ak keroog lu may wax waaw maa ngi mairie bi xaw ma leen xaw ma membre yi maa ngi wax honorable insécurité am na fii ci poste bi. parce que keroog maa ngi gis lampe yi installé nañ fépp ba mu sëf poste municipal te fii ay guddi ay jigéen dong ñoo fi nekk ñu ñuy bàyyi xel di ñu bàyyi tout le temps xel lu ñëw ñu sóoraale ñu si. des fois duñu mën a jug di dem di wuti ji parce que dëkkuñu fi duñu xam ñan la ñuy adressé aux paroles ñan la ñuy dem di wax mais lu ñëw rek ngeen sóoraale ñu te xam ne poste bi seen poste la ay jigéen doo nga fi nekk te liggéey rek moo tax ñu ñëw fi merci beaucoup. ok. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi maa ngi ñaanal samay waajur yàlla xaral leen aljanna ñan fa fekk ak ñeneen fa fekk ci barke Seydina Mohamed di sant yàlla bu baax a baax nag. tey sama xol dafa sedd guyu sama xol dafa sedd li tax sama xol sedd tey dafa am ku taxawoon fii léegi am lu mu wax def na honorable député Ndeye Fatou Guissé dafa dëkk fii ci koñ bi yàlla dogal bébé de l'année bi juddoo fii ci koñ bi yàlla dogal poste de santé bi ñu tuddee ko feu Sidi Maguette Guissé ñi di ko ñaanal moom tim yàlla na ko yàlla xare aljanna ak njabootam kon tey man duma def lu di sant waa daara yëpp di remercier waa daara yëpp bala maa wax dara dama leen di souhaiter meilleurs vœux di ñaan yàlla defal ñu jàmm wér ak fekke ak tal ci barke Seydina Mohamed ba ko ci nekk li nga bëgg ak li nga mébét sa xol yaa ko xam ci l'an 2020 bi yàlla na ko suñu borom ba defal yéen nag waa district man mënuma leen a fay mënuma ko ndax depuis ñu jóg ñu ne dañuy def bébé de l'année ngeen am seen comité boobu ba léegi yéen a ngi ci ànd ak ñi nga xam ne waaye association Servir la Jolof du ma lim nag waa association bi comme ni ma koy waxee rek bu ma limee damay juum ngeen ànd ak ñoom nag ci liggéey bi kon Ndiaye Lo maa ngi lay gërëm di la sant ak ñi ngi ko ànd ñëpp nag bàyyiwuma kenn Labo nag Fatou Labo il faut ñu bere la loxo parce que jigéen ñi nag dégg ngeen sànq le président de la république li ma wax ñun ñoo ko ñor ak ndaw ñi kon Fatou dañ lay ñaanal yàlla yokkul ak sa équipe bi nga àndal madame Ndiaye nag dama koy bereel spécial li tax ma di ko bereel spécial moom bu ma ko tuddee xam na ne sama xol dana tooy dama amoon kenn koo xam ne daf ma cheroon lool muy sama yaay booy dama koy woo guddi di ko woo bëccëg muy ñëw du sonn du tay may jiital sama yaay di ko indi li ma wax léegi rek man du ma wax ne lu ma gëmul waxtu moo wooyee madame Ndiaye fekk na ma ci kër ga di samp sama yaay ay perfusion ñëw seet maam booy bu ma ko indee fii maa ngi koy nabb nabbee waaye madame Ndiaye yàlla nga am ko la nabb nabbee ci barke Seydina Mohamed loolu nga doon def ci sama yaay ji yàlla nga am ku la ko defal yàlla nga dund ba màggat ñu di la ko defal. foofu danañ gërëm fii waa bàjjenu gox waa hôpital
gërëm ñi nga xam ne vraiment indi nañ seen ay cadeau yokk ko ci ah kon ñooñu mënuñu leen a bañ a sant ku mel ne Dabalaax ku mel ne waa poste de santé bi ñoom tamit vraiment gis naa ni ngeen may jàppale yàlla na leen fi yàlla bàyyi sama doom mbaaxaan moo indi na loo bu day nii moom tamit vraiment les sages-femmes ñoom ñëpp daal sant naa leen association des infirmiers gis naa daal taxaw bi ngeen di taxaw vraiment pour bébé am valeur kon man daal dama leen wax rek du ma def lu di leen ñaanal yàlla bàyyi ñu fi ñu yàgg di ko organiser. ci barke Seydina Muhammad bébé bi nag dafa am lu ma lay dénku ci moom dafa am léegi lu ñu wax fële ci mairie ba. oyi won personnellement abide dañu bëgg xale bi oyi hom sohli ɓiɗɗo bu ñakku jotee si ñakkugol yonti nañ ko indi mu ñakku yaha ñakko yonti barki démb assemblée nationale oyi heccaki assemblée nationale dama ne violence o wi ko ferni affaire yi manam fiide yimɓe mi ngi commencé ci ina fuɗɗi nga am sa doom ƴetta ɓiima te déclaré woo ko te waɗa ɗum déclaré manam binda ɗum a kayit dugaloo ko école nanna ɗum école kon li nga xam ne barki démb ba tey ña ngi ci assemblée di ko fa dox di ko fa wax ɗum ko haalte ko guila heccaki kay joni assemblée ku nationale ne dégg le discours du président de la république ha hoore lesdi haali ɗum cër bi mu jox jigéen o wi rewɓe hoɓen jogui ceer cër bi mu jox ndaw a sukaɓe taxaw ne képp koo xam ne def ci nga jigéen lu métti wala ndaw lu métti dana la def lu métti loo xam ne bu soobee rabbi doo ko xalaate def oy kala tampinɗo debbo walla tampinɗo sukaɓe ma liggoma liggey bon dama ne loolu ne ku ko bañ oy kala gaƴƴo ɗum bu sa doom juddoo déclaré ko si ɓiima jibinama waɗ ɗum déclaré bu sa doom waree dem école yóbbu ko école foti yan école naw ɗum école dana xam ak xam ma andu ko foti waɗ ak yelleefam foti rew parce que bu boobaa si nden yonti dana xam li nga xam ne war na ko ak li nga xam ne war na koo def ma andu ko foti ko waɗ ak ko foti rew ba ku ko bëgg a nax kala coɗɗum funtu dana am fu mu taxaw ma andu rew lii daal la leen di dénku ɗum dal noyami te ñu ma bëgg tim xale bii om so ɗo ɓiɗɗo bu mu am 13 ans ngeen di ko may yàlla fi yàlla bàyyi gaccon noon bu mu am 14 ans ngeen di ko may yàlla fi yàlla bàyyi loolu daal laa leen di dénku incha allah merci beaucoup. sage-femme si représentante la maîtresse sage-femme mu wax ci turu sage-femme yëpp ci bés bi ak ci ñaari accouchement yi am te mi ngi ànd ak collègue am kon aw meng sage-femme poste santé mbalaxe mu ñëw aussi jàpp ci bés bi gis nga sol blouse ak ndey soxna gisoon naa ko fi moom itam ki ñëw na mu sage-femme mu affaire mu ñëw jàpp ci bés bi comme ni ko waxee léegi sage-femme ñoom ñëpp sage-femme yi noo booloo wut seen valise wut seen enveloppe boole ci ni ñoom noo jàppale honorable député ci bés bi donc madame Fatim Camara moom aussi mooy présidente association des sages-femmes voilà. di ko wax ni lii nii ñun la ko defal ñun waa santé amuñu lu dul nag di ko ci encourager di ko remercier bu baax a baax moom ak ñim àndal ñëpp. ñi ngi wax ni nag lii c'est une bonne chose parce que lii dafay tax ñi nga xamante ne nii ñoo nekk ci dëkk bi mën a gis seen bopp
ci li nga xamante ni moom la député yi nekk ci li nga xamante ni moom la autorité yëpp nekk kon nag amuñu lu dul di leen jaajëfal bu baax a baax a baax di wax ne lii lu ñu war a encourager la keneen ku ci nekk aussi boo ci mënee def sa loxo nga def ko ci sa loxo parce que population bi surtout ci côté maternité muy diggante yaay ak doom lépp loo ci def lu nekk rek defaloo ko kenn sa bopp nga ko defal lii nekk lim nekk lu baax tax na ñun ren ji association des sages-femmes ak en collaboration avec association régionale de même que association nationale ñu ni lu ñu xoolee ñun ñu ñëw di ñu jàppale di def ci li nga xamante ni mooy ci secteur bi nga xamante ni ñun ci la ñuy yëngu ñun ñu di leen seetaan loolu tax ren saison kii bi année bi ñu ni nañ ci def suñu loxo ak suñuy góor yi nga xamante ni ñoom lañ nekkal ci district yi muy infirmier yi aussi ñu def la même chose di wax ni lii moom bu mu fiy gëj nañ ciy jàpp bu baax a baax a baax di wax ne aussi honorable député ak beneen autorité bu fi nekk ñu ngi leen di ñaax di leen ñaan ñu gën ñu jàppale parce que santé bi nekk na loo xamante ni du yëfu nguur gi kese santé bi ñëpp ñun ñëpp ñoo ko bokk parce que tey jii gis nga lii firndeel na ko ñëw na tey xamul woon ni sax ki mu fiy fekk am na lu mu sëkk ak moom wala am na lu mu sëkk ak waajuram loolu mooy wane ni lépp looy def rek jàppal ni sa bopp nga ko defal kon nag lii moom ñun ñëpp luñ ci war a jànge leçon la di remercier bu baax a baax ñi nga xamante ni ñoom lañ bokkaloon liggéey bi muy personnel lu district sanitaire bu daara bi yëpp di mënuma bañ a citer Awa Mbeng muy sage-femme bi nga xamante ni moo nekk mbëlëxe def déplacement uniquement pour ñëw jàpp ci bis bi ak sage-femme bi nga xamante ni moo nekk Afe ñu koy wax Ndey Soxna ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a baax di wax aussi ci turu maîtresse sage-femme bu district sanitaire bu daara ci centre de santé bi dafa absenté mais lii lu muy rafetlu la defoon na lépp nag pour fekke ko mais jaam ak pexeem yàlla ak dogalam ñi ngi remercier ñëpp ñi fi teew ñëpp bàyyiwuñ kenn di féliciter aussi suñu ñaari jongoma yi nga xamante ni ñoo fi indi bébé de l'année yi ñu nekk ñu jàmbaare ñoo xamante ni sonaluñ ñu benn yoon ci liggéey bi kon nag ñi ngi leen di remercier bu baax a baax di leen féliciter encore une fois di leen wax ni lii ñu leen di jox lépp yàlla na leen jikk yàlla na ci yeneen topp xale yi nii ñu ñëwee ak seen wërsëg yàlla bu mu fi yam yàlla na nekk ay yeneen wërsëg yu ñëw ci kanam koy merci beaucoup. honorable député yi nga xam ne moom moo initié journée yi mooy bébé de l'année di ko féliciter rek ndax réussite la boo defee ren mu réussir ba nga def ba nekk ci 4e édition ça veut dire que réussir na donc di la ci ñaanal rek yàlla jàppale la ci nga am ci ay résultats yu bëri nga yàgg di ko féetee te chaque année muy gën a bëri. donc du ñu nuyoo sans bañ a jaarale aussi si ki nga xam ne mooy nekkoon suñu kilifa muy docteur Mamadou Thioro Mbaye nga xam ne comme ni ko honorable waxee aspect bi bu nee ba mel ni yàlla ak moom la ci management am ci leadership am ci xarañam ci engagement am ci par rapport ak population Jolof kon loolu vraiment war nañ ko di ko rafetlu di ko si gërëm ko fi mu dem yal na ay promotion yu bëri fekk ko ci ki nga xam ne moom moo ñëw tamit ñu ngi koy dalal que fii di ko ñaanal aussi fi docteur Mbaye tegoon tànkam mu bañ ko wàcc xanaa def ci lu yokk si loxoom te mu bañ a wàcc benn yoon di nga xam ne moom lay def donc journée bi mënuñu koo def tamit sans autant ñu bañ a remercier ñi nga xam ne ñooy personnel du district muy les sages-femmes muy les infirmiers rawatina tey ñi nga xam ne peut-être fii lañ nekk ñi nga xam ne 2 postes yi nga xam ñoo am bébé de l'année yi muy le poste communal ak le centre de santé sans autant ñu bañ a aussi fàtte sage-femme yi nga xam ne ñu jógoo ci poste yi muy poste Mbëlëxe jógee na ci poste am ñëw toog fii pour mun a fekk lii muy poste Afe muy Ndey Soxna Diouf aussi ñëw na fekke lii ki nga xam ne mooy représenté la maîtresse sage-femme muy Fatim ak tout le personnel ak ñëpp ñi nga xam ne ci district ñu ngi yëngu ci wéru yaram yaay ak doom mun xam loo xam ne ñu soxal la xëy na temps bi mooy ñu woon tey bu ñu mun a gën a du xuus ci li nga xam ne moo nekkoon suñu temu tey muy mortalité muy ndeete gi ci gone ndax xëy na waxoon nañ ci ndeete gi ci yaay ak daaw ren ñu bëggoon a xuus si ndeete gi ci du xale bi door a juddu ba muy am ñaar fukki fan ak juróom-ñett mu doon loo xam ne ci suñu combat la suñu objectif la te seetlu nañ ni lii buñ koy def souvent lu mu ndaw rek am na message bi ñu ci jàllale boo xam ne am nañ kuñ ci mun a yee kon loolu ñu koy sant ki nga xam ne moom mooy honorable Ndeye Fatou Mangane di ko ci ñaanal di ñaaxaat aussi ñeneen ñi nga xam ne ñoom personnalité yi nekk si réew mi ci Jolof sans autant ñu bañ a fàtte aussi Aniya ndax indi na fi ay teraanga moom it jàpp si bés bi ñu jàpp ne ku ci nekk loo ci def rek sa bopp nga ko defoon ndax yéen bokk Jolof ñun xëy na dëkkuñu fi dañ fiy jaar di liggéey
mais lépp lu ngeen ci mën a jàppale tamit pour askan bi rek jàpp ne yéen ngi seen bopp ngeen ko jàppal mais tamit ñun ngeen ko jàppal parce que xëy na mënuñoo àgg ci population bi mais yéen a ñuy nekkal ci population bi te lii acte yi dafay nekk loo xam ne dañ ci profiter toujours di ci véhiculer toujours ay messages yoo xam ne mun nañ ci problème bi nga xam ne moom la ñuy rencontré beneen bi mooy par rapport ak le bloc mënuma wax ci santé mère enfant sans autant ma bañ a wax ci blocu daara te honorable yaa ngi fi j'espère que ñu yéen bu ngeen demee defal leen plaidoyer la cri de cœur la daaw defe naa ne ci bébé de l'année bi par rapport ak kii bu ñu waxoon ni ñu ko waxatee sax ci kii bi ci bébé de l'année bi la ñu waxoon ci mortalité maternelle ñu waxoon ne amoon nañ 10 décès defe naa ne avant ñu yeewu amul ku ci wootewul ci 10 décès yooyu parce que bloc bi nu mu tëj moo tax kon ñu ñaan honorable yéen ñi nga xam ne yéen ay àgg xëy na fu ñu àggul ngeen dimbale ñu ci ministère de la santé que bloc bii ñu ubbi ko ndax sonn nañ ci référence yi trop oto yëpp yàqu nañ ndax référence ndax saa yu ñu yeewoo rek oto yi dañuy dem di dem ak ñëw yëpp Touba dem Linguère dem Louga te gis ngeen yoon wi nu ñu mel kon honorable defe naa ne loolu moom vraiment loo xam ne dañ leen koy dénk la ngeen dimbale ñu ci loolu bu ngeen àggee ci ministère de la santé ki nga xam ne mooy président de la république ñu dimbale ñu rendre fonctionner le bloc ndax bu bloc fi fonctionner rek jàpp nañ ne xëy na li ñuy xeex mun nañ ko xeex ba mu wàññeeku kon vraiment di leen sant di ñaanal ñi nga xam ne ñoo gën a si àdduna tey yàlla na leen yàlla def mag def leen magu lislaam ñu doon joom ñu barke muy toog ba tëral seen wayjur weer naa toog ba di def acte yu mel nii nga xam ne ñoom nañ ki kat bi ma juddoo kat sama yaay ne woon na ma kat bénéficié woon naa ci bébé de l'année kon war naa mën a def jéego yu yooyu kon ñu leen di ñaanal rek ñi fi teew ren yal nañ ko teewe déwén ko ci yor jàngoro yal na yàlla dimbale bu jàngoro boobu mu nga ñu àgg sa kër ci 2020 bi ñi ci amul jëkkër comme ni ñu koy waxee am jëkkër ku ci am jabar yàlla jubala la si jabar ñu yem ci seen jabar te bañu am ay ñaareel merci beaucoup jërëjëf tricot d'urgence waaw ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp comme ni ko Bas waxee rek bi ñu ñëwee léegi dama ne ko Bas mënoon naa bàyyi kàddu gi sax waa hôpital rek wax ko mais bii dafa spécial parce que bébé de l'année bii dafa am fu mu juddoo Bas te mënu ma ko ñàkk bañ a wax kii tëdd tey man ak papaam ñoo bokk benn dëkk ci Espagne ñu di ko wax Tarrasa bébé de l'année bi Tarrasa la soso yàlla dafa dogal ma dem Espagne parce que léegi maa ngi ak sama résidence ma dem kër Pam Ndaw dañu xool na en Espagne maanaam en Europe sax laay wax ñoom ku jëndal sa doom yëre 6 mois maanaam boo ko jëndee été bu été weesoo danga koy teg fële nga jënd yëre hiver ñu di ko dajale ma ñëw fekk yëre mu dajale ko ba mu bari ma ne su koy foo jëme lii mu ne dama koy sànni ma ne ko sànni ma ne ko waa Jolof soxla nañ ko ci biir idée boobu ci laa gis ay ONG benn xale bu góor bu ñuy wax Pape Seck parce que lii dama bëgg waa Tarrasa gis ko na ma mère yow de dégg naa da ngay dajale ay bagages pour yóbbu ko Sénégal da nga koy jaay ma ne ko jaay yàlla tere man dëkk ba ma fa dëkk du ma fa def dafa yóbbu ay bagages yooyu di ko jaay nit ña laa koy yóbbul mu ne ma danaa la booleeg benn ONG mu boole ma ak benn ONG boo xam ne Ayuda lañ ko tuddee Directa Ayuda Directa boobu may ma ay carton claro mu ngi noonu mu ay yëre yu bari yoo xam ne yëre yu bees tàq parce que ñoom bu ñu été jotee bu hiver ñëwee rek yëre yooyu dañ koy classé na le ñoom jox ko ONG ñu ñëw indi ko fii en Afrique ñu may ma ci ay yëre yoo xam ne yëre yu bees tàq la bi ma ko indee sama kër ñu teg carton yi wax day am firnde Bas 5 minutes nga ma may mais il faut am na loo xam ne dinaa ko wax dangeen mii moo jëlee bagage ca Louga muy ay carton keroog ba ko dangeen yebee def na ma tey du ma yëb nit du ma yëb bagage Momar Ndiaye maire moo ma booleeg moom bi ma ñëwee dangeen wàcc bagage la ma waxoon ma fay ko mu xaaj ko ci digg bi kuy def lu baax nu ne bés dina ma sa ñëw danañ ko wax ci digg ba la ko xaaj na ma téyel ndey ma ngaan yow li ngay def ku koy def ku ne gis war na laa jàppale lii ma gis nga indi ko ci dëkk bii rien que pour jox ko néew ji doole yi man duma la fayee ko li ma la doon fayee ko loolu la ma danget defal loolu tax ma téye danget keroog ba ma jógee Tarrasa ñëw képp koo xam ne doomu Jolof nga rek laay wax wala ngay sénégalais dugal nga ci sa morso loolu moo sos Bas bébé de l'année kon tey yàlla dafa am loo xam ne bu ma ko defalee man sama xol dafa sedd tey doom ji tëdd bayam nekk ca Tarrasa ma nekkoon fa ak moom loolu nga xam ne ci ñoom la soso woon tey doomam di ci bénéficié wu kuy def lu baax rek yàlla moo la gën a baax kon damay sant yàlla bu baax a baax kon waa Tarrasa man da Ndeye Fatou maa ngi leen di ñaanal
ndax lii tey bu ma ko mënee yéen a tax tey bu ma demee ba dugg ci lii tey yéen a tax kon maa ngi leen di sant bu baax di ñaanal bébé bi nag yal na yàlla def comme ni ko Fatou Labou waxee mu dund ba lii mu di ko def Fatou Labou nag dafa am lu ma wax léegi ci loolu mu ma wax danaa ci wax lu bari parce que wax day am firnde première dame daf ñu recevoir ku na xam ne daaw li fi am ci ay mortalité ay jigéen ñoo xam ne dañoo wasin ba pare bay fi seeni doom keroog bañ toog ak première dame ma man ko ndako man département Linguère la ñu dëkk commune Daara ñun ñu gis ne jigéen ñi vraiment dañu am problème ñu bëggoon ngeen jàppale ñu parce que jigéen ñi gis nañ ne lu toll juróom man gis naa ko fi ci weer yi ñu topp ku wasin rek da nga fi bay sa doom dem problème bi tim problème mu banque de sang am na fi fii à Daara ñu bëggoon ngeen jàppale ñu ci ndax tey ku wasin Daara wala Linguère ñu ne problème mu deret ñu nga jëm daw Touba wala ñu jëm daw Linguère Louga te ku na xam ne yoonu Louga bi ni mu meloon kon nag dañuy sant ba nga xam ne le président de la République am na lu mu ci jël ba nga xam ne tey la convention est signée ñi nga xam ne tey ñoo war a defar tali bi signé nañu kayit yi kon kooku c'est un pas li ci des mooy que ne lii nga wax léegi ne tey buñ sañoon fii am chirurgien wala mu am anesthésiste wala docteur noo ko waxee léegi un médecin sous kon je lance un appel à la première dame laay lancer un appel moom mi nga xam ne ku ne xam na ne ci social rek la dox ku ne xam na ne jigéen rek moo ko ñor mu ñakkaale nag son excellence le président de la république mooy li ma wax léegi ku ne dégg na ko barki démb à l'Assemblée nationale bi ñu waxee ci criminalisation dara ñoru ko lu dul jigéen ak ndaw et je sais en âme et conscience que ne lii may wax son excellence le président de la république bu ko déggee première dame Marième Faye Sall bu ko déggee poste bi danañu ci jàppale danañu ci dimbale parce que nag jigéen ñi fii vraiment man xam naa ci dara parce que tey daaw ay maire yoo xam ne dañ fee bàyyi seen ay doom dem ñun ñii ñoo doon jàppale xale yi ñoom ñi ñoo doon jàppale xale yi kon son excellence le président de la république man Ndeye Fatou Guissé en tant que honorable député man ak samay naataango yi nga xam ne ñoo bokk fii le département de Linguère ñoo lay lancer un appel ak première dame ngeen jàppale ñu ci suñ district bii ba nga xam ne tey vraiment jigéen ñi ku bëgg a wasinati doo am problème naan ñu ngi lay yóbbu Touba wala ñu ngi lay yóbbu Louga ngeen dimbale ñu ci jàppale ñu ci parce que c'est un cri boo xam ne comme dama la ko waxee woon yow cri ku ko bu foo ko déggee rek doo ko tàng xamtalu son excellence président de la république yow jigéen ñi rek ngay déglu yow suñu yuuxu rek ngay déglu foo ko déggee nag fañ nga ko bii nag son excellence président de la république ma bëgg nag yow ak ma première dame ngeen dimbale ñu ci lii boobu moom appel bu ma leen di jox te xam naa ne bu ngeen ko déggee rek dana faju kon ñun waa Daara ñoo leen di lancer loolu bëgg ngeen jàppale ñu ci di sant ñëpp di gërëm ñëpp di santaan nag sama doom parce que il faut ma santaan ko mooy Ane Mbeng moom tim ci geste bu mu def ñëw ànd ak man jàppale ma ci liggéey bi ñoo ngi sant ñu accompagner ñëpp bàyyiwuñu kenn di remercier nag li nga wax docteur Mbaye comme ni ko Fatou la ba waxee lii mooma jërëjëf sama rakk ji yàlla na ko yàlla dolli ay xéewal fa mu dem yàlla fa yàlla def jàmm di nuyu nag waa Kanasa gi ñëpp du ma ko bàyyiwuma kenn di gërëm Babacar Mbaye ak ñamu ëmb ñëpp ñoom Abou Seck bàyyiwuma kenn jigéen ñëpp nuyu naa leen merci beaucoup